yéen kaay yi ak la ñu xëyee Cheikh Biya Ngoné ñu ngi lay nuyu di la ziar ci aljuma ji. di la ziar wér Fatick. ñëw ci nga daan sa doole ji aljuma ji nga xam ne sa off la mais garaawul. dafa dinaa 7 jours sur 7 garaawul boo ko téléspectateur yi jar nañ ko ah. donc dañuy door ak li nga xam ne moom moo di l'observateur bi nga xam ne xëy na fësal lépp lu ñeel langue politique bi mu soxal itam li nga xam ne nag moom moo di remaniement li nga xam ne ñu ngi koy xaar booba ak léegi ci gouvernement bu Sénégal bàyyee ko ci li nga xam ne moom moo di sañ-sañ bu njiit mu réew mi moom président de la République du Sénégal langue politique bi ba tey keneen koo xamante ni taxaw na temb ngir daal di samp nëndam bokk na ci njiit bu Pastef moom Ousmane Sonko lees waxul ci boobu lees samp ndënd mu mel ni itam l'observateur dikkaat na ci bu baax a baax lépp lu ñeel mbirum Adji Sarr Macky Sall ak ñenn ci ñoo xamante ni njort nañ ne nag dañoo war a samp seen ak ndënd ci langue politique bi Ousmane Sonko daal na ci addu lépp lu soxla itam ca diwaan bu Mali rapatriement wu contingent sénégalais yi dire pas rétabli la vérité lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 4 bu l'observateur leneen lu mu xëyee faat yi bokk na ci rek li nga xam ne def nañu ko mu ñeel secret de vie des actrices de Yaay 2.0 mel ni itam série la boo xamante ni moom la ñu jagleel maanaam yaay yi leneen loo xamante ni faat yi l'observateur xëyee na ko ci page 12 mi ngi ñu koy nettali mu ñeel wàllu lamb combat yi nga xam ne nar na ko jël digganteem ak Gris Bordeaux moom Ama Baldé itam ku moywul lu ni mel mënees na ko jural ay njeexital ndax xam nga ne Gris Bordeaux ci li nga xam ne moom moo di défaite la jugee Bombardier Tapha Tine mu mel ne itam lu bëri ci askan wi rawatina ñi safool wàllu lamb ñu ngi koy xaar boobaak léegi ñu wutali beneen ab yéen kaay jëng aywa ñu dem ci beneen yéen kaay bi enquête xëy fësal tekkaaral ga mu nekkoon moom jëwriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram moom Marie Khemesse daal nay addu jëmale ci liggéey wi nga xam ne naan nañ ko door ci hôpital Aristide bu Dantec ñeel jag-jagalaat benn fan ci weeru septembre lay liggéey bi daal door ci lu toll ci fukki weer ak juróom-ñett moom Marie Khemesse li mu xamle moom moo di réeroo amul de jëng aywa ñu dem ci beneen yéen kaay muy le quotidien dikkaat bu baax a baax ci lépp lu ñeel échec de l'opération de transfert monétaire des ménages sans cash lu ni mel la rek daal di xëy fësal lu soxal itam li nga xam ne nag moom moo di wàllu diggalaat bi daal nañ ci dikkaat bu baax a baax xëy itam fësal ki nga xam ne moom moo di photo Marie Khemesse Ngom Ndiaye à la une du Soleil li mu xamle moom moo di nag déménagement boobee ñenn ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu kër docteur ñoom ñoo ko sàkku tax na itam lépp lu ñu def ci hôpital Aristide bu Dantec comme ñenn ci askan wi anam wa nga xam ne nag noonee la ñu ko gisee demeewul noonu faat yi aywa ñu ñëw ci libération moom mi nag mi ngi wuyoo ci turu El Hadj Abdou Diop moom itam ñu gën koo xam ci koo xamante ni nag da doon daal di fësal yenn ci ay cachet yoo xamante ni ñu ngi ko jëlee ci ndondol ki nga xam ne nag moom moo di famille ndem si yàlla si Ndiouga Kébé naka noonu itam lu toll ci fukk ak ñett ci ay doomi aadama jot nañ li nga xam ne nag moom moo di ay fausse attestation mu jëm ci wàllu suuf rawatina diwaan bu Kaolack ci la jamono itam am lante na ak wàllu yoon keneen koo xamante ni wala ñeneen ñoo xamante ni nag ñu ngi amal lu ni mel ñoom dañoo jëloon seen ak appartement di poster si li nga xam ne nag moom moo di réseaux sociaux yi ne aw entreprise la boo xamante ni mënees naa jox soxna yi ay liggéey ci loolee itam boo ñëwee di def ay entretien ñu jéem def noo xamante ni daañu la mën a sàkku naka noonu itam di la vidéo ci loo xamante ni yëgoo ko mu mel ni itam xale yu jigéen yi nga xam ne jot nañu faa jaar bari na mu mel ni nag es Diawo ak itam ki nga xam ne moom moo di xaritam di N Diop ñoom ñoo doon amal lu ni mel ñu daal di koy faram-fàcce ci ñeenti ponk faat yi mu doon lu doy waar loo xamante ni aw soxna soo xamante ni jotoon nañ ko wóolu mu am ci lu tolloog fukki at ak juróom-ñaar moom sax nag moom moo daal di yoole ñi nga xam ne nag ñoom ñoo doon jëf ju ñaaw joojee. aywa ñu dem ci la tribune dikkaat bu baax a baax ci di artu askan wi ngir rek ñu daal di bàyyi xel bu baax a baax ci yenn ci ay cuisse yoo xamante ni njort nañ ne dugg na ci réew mi mu mel ni itam marine bi daal di koy foqati lu toll ci ñetti téeméer ak juróom ci ay saak yoo xamante ni mi ngi duy ay cuisse ba mu fees del bu ci nekk am ci lu tolloog fanweer ak juróom ci ay kilogramme naka noonu itam ñuy dànkaafu askan wi ci li nga xam ne moom la ñu namm dugal ci li nga xam ne nag moom moo di seen biir yi faati ñu wëyal beneen ab yéenekaay mu di Walf Quotidien dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel kaddu yi nga xam ne moom Farba Ngom daal dina koy biral mu ñeel membre bu Benno Bokk Yaakaar la mu xam ne
mu di nag ki nga xam ne moom moo fi nekkoon président moom maître Abdoulaye Wade amul benn intérêt ngir rek daal di lëkkaloo ak nga xam ne nag moom moo di Ousmane Sonko. ñu àddu ci leneen. les échos dikkaat bu baax a baax ci li nga xam ne nag moom moo di reconstitution des faits bu ngeen ko déggee maanaam anam ba nga xam ne moom nga defoon ki nga xam ne moom la ñu xañoon ngelaw lu féex ba daal di rëcc moo xam fépp foo xamante ni dañ ko fa dencoon kaso bi wala boog hôpital bañ ko doon fajee daal nañ ci dikkaat bu baax a baax ak ki nga xam ne nag moom moo di Pape Amadou daal nay amalaat lu ni mel faat yi. aywa ñu dem ci bés bi le jour ba tey Ousmane Sonko. bés bi le jour ba tey Ousmane Sonko ak itam tournée wi nga xam ne nag nam na koo amal ci gox-goxaan yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal ngir dagaan baatu askan wi mu ñeel présidentielle atum 2024. aywa ñu jàll ci las dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel wàllu criminalisation bu viol mbirum ki nga xam ne moom moo di Sitor Ndour moom mi njort ne dafa doon yàkkataan ki nga xam ne nag moom moo di min daan doole bi nga xam ne nag moom moo nekkoon ci makaanam tudd nañ ci itam ki nga xam ne nag moom moo di Ousmane Sonko le poids des mesures la rek daal di xëy fësal faat yi. Vox Pop àdduna jëm ci li nga xam ne nag moom moo di njëgum soble mu cher mi jàppal ne li nga xam ne nag moom moo di kilogramme bi daal nay paas ci lu toll ci ñaar téeméeri dërëm dem maa ngi lay dégg ngay àddu sa dëkk bu sell wa di Touba Mbacké ak itam li nga xam ne nag moom moo di yokkute wi nga xam ne itam moom la ñu fa nemmeeku ngir jëm ci wàllu ñam yeeg yeneen yu ñu xeetoo ak itam dundu gu seer gi ku moywul ndag ab xiif dina am ci réew mi ay kàddu la yoo xamante ni nag daal dinañ koy yëkkati faat yi Basirou Ba moom mooy artu xam nga ne moom mooy président bu aar sunu moomeel. aywa ñu dem ci source a jàpp ne nag combat bi nga xam ne nag moom moo nar a dox ci diggante Tapha Tine ak itam Bombardier caché ya aw français moom mooy daal di fit ci kopparam ngir rek ñu daal di jëmmal lu ni mel. aywa ñu dem ci le témoin dikkaat bu baax a baax ci mbirum ki nga xam ne nag moom moo di Ousmane Sonko kàddu yi nga xam ne itam biral na ko mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di bëggam toogum ca palais de la République. Sud Quotidien loolee la xëyee mbirum Ousmane Sonko ci li nga xam ne nag moom moo di palais ba bëgg-bëggam la mu mel ni itam volet bi adduwaat nañ ci ngir daal di artu yenn ci ay ndaw yoo xamante ni ci la jamono ñu ngi rek jëfandikoo mbir mu ni mel fii ci réew bu Sénégal. aywa ñu dem ci tàggat yaram doore ko record lañ koy dooree mu mel ni itam la mu fësal bokk na ci waxtaan wi nga xam ne séq na ko ak Boulaye Dia mi nga xam ne nag xippi na ay gëtam di xam rek ne mi ngi xool fu sori amul benn loo xamante ni mi ngi koy utal boppam limite. maanaam fu muy yem. stade dikkaat bu baax a baax ci yenn ci objectif mondial xam nga ne la ci des tollul ci téeméeri jour ca diwaan bu Qatar le temps presque sur Cissé Diallo Alfred ak itam Bamba Dieng. ñu jeexalee sunu lamb Alioune Gueye décroche li nga xam ne nag moom la amateur gën a bëgg mu ñeel combat ki nga xam ne nag moom moo di Tapha Tine Bombardier nga xam ne itam ni ki démb la ñu rek daal di jukki lu ni mel moom promoteur bi nu mel bëgg ko baaxee ñi nga xam ne ñoom ñoo di amateurs yi safoo li nga xam ne moom moo di lamb en attendant ñuy xaar ci ñaari mbër yooyu nag li nga xam ne war nañ koo def mu ñeel xas-xasloo comme ni ko Malick Thiandoum di waxee pàcc wu njëkk bi nga xam ne moom moo gën a fës ci li yéenekaay yi xëy fësal Dieng Sala. Merci beaucoup Cheikh bu ñaareelu pàcc bi ci kanam ay booru 8h05 8h10 yooyu di nga ñëwaat mu mel ni ñu dem ci actu commenté bi biñ jaajëfalee bu baax Cheikh Diop Malick Thiandoum Marcel Ibou mu mel ni gis nañu yenn kaay yëpp moom la ñu xëyee Sonko candidat présidentiel 2024 Sud Quotidien ak yenn kaay yi ñoom ñëpp wax nañ ci démb bi muy yanoo ak taskatu xibaar yi def déclaration bokk na ci yemu biral ni ay actualité El Hadj Malick Thiandoum. waaw jërëjëf soxna Fati Sonko candidat ci élection yi nga xam ni moom la ñu jëm muy xëccoo njiitul réew mi ci atum 2024 loolu je pense que bettul kenn leneen li nga xam ne aussi moom la ñu remarqué mooy c'était un Sonko tout feu tout bois très prolixe wax également lu bëri ci li nga xam ne moom moo sabab candidature am parce que nag ñi nga xam ne ay observateurs avertis la ñu de la scène politique candidature Sonko bettul kenn parce que ku nekk xam na ne ci élection législative yi donte nekkul woon candidat dafa sillonner le pays
pour aller à l'écoute des populations bi fu mu demee tamit gis nañu marée humaine bi nga xam ne moom moo ko doon teeru xam naa ni loolu moom moo ko dopee ba mu jàpp ni moom mooy sax le candidat le mieux placé de l'opposition pour briguer le suffrage des Sénégalais aux prochaines élections présidentielles donc tey loolu dafay wane rek ni Sonko waajal na boppam mais mi ngi artu également mi ngi artu ci ay ndëgg sërëx yu nga xam ne jàpp na ne diggante France ak Sénégal ñi ngi koy nasaka nocci pour rek mu bañ a nekk candidat mbiru Adji Sarr ak lu ni mel également brossé na ko lu mel ni force spéciale yi nga xam ni tamit am na ñu ca jàpp loolu yëpp Sonko wax na ci wax ni daal ñi ngi def tout pour faagaagal ko wala pour sàkkal ko pexe leneen li nga xam ne def na ko yi tamit lancé na appel ci ñi nga xam ne toog nañu banque seen loxo wotee lu ñu kenn waaye tamit lancé na pratiquement stratégie de campagne am parce que mi ngi xam le ni fépp ci monde rural bi fu nga xam ne ñoom ñàkk nañ fa seen ay yenn suffrage yi daañ fa dem waxtaan ak askan bi donc Sonko est candidat ça c'est clair maintenant du moom rek parce que démb ñu ngi doon wax ni Malick Gakou déclaré na candidature am ku mel ni Bougane Gueye Dany déclaré na candidature am alors maintenant léegi la question c'est quid de la coalition Yewwi parce que tey lu wér te wóor moo di ni il y aura une multitude de candidatures parce que les présidentiables sont nombreux ci coalition bi ku ci mel ni Barthélémy Diaz mun na xëy samp ndëndëm am nañ ci njort Khalifa Sall mun na xëy samp ndëndëm Abdoulaye Wade est en train de baliser le terrain pour son fils moom Karim Wade c'est sûr que le PDS également dinañu am candidat aux élections présidentielles beneen bi ci des nag mooy li leeragul mooy kan mooy candidat wu mouvance présidentielle est-ce que le président Macky Sall va briguer un troisième mandat ou bien est-ce que am nañu ñoom benn leader bu nga xam ne moom la ñuy waajal pour dem ci élection yi donc il y a beaucoup de questions autour de la candidature de Ousmane Sonko mais ce qui est sûr et certain mooy Ousmane moom dina samp ndëndëm ci turu Pastef ngir dem ci présidentielle. Très bien. Ce qui n'est pas une surprise, Marcel Farba Maroun, Ousmane Sonko qui déclare sa candidature à la présidentielle de 2024. Exactement du surprise ndaxte démb foog naa ñu ngi doon waxtaanee ci li nga xam ne moom mooy en tout cas ñan ñoo téye opposition bi après la déclaration de Wade mais bon force est de constater quand même que moom mooy première figure de l'opposition quoi qu'on puisse dire outre l'Assemblée nationale donc dans la vie de tous les jours ascension elle a été quand même très très fulgurante donc c'est quand même assez logique au fond que mu déclarer ce n'est vraiment pas une surprise que mu déclarer day nekk candidat à la présidentielle de 2024 mais comme que jot na ko fàttali que dafa am soi-disant benn complot boo xamante ne état bi ak notamment waa France dañ ko koy bëgg a teg ngir mu bañ a bokk ci joutes électorales yooyu noonu la question c'est de se poser qu'il faut se poser c'est naka lay nar a def par rapport à son dossier judiciaire qui est quand même pendant bu fekkee ne diggante bi d'ici 18 mois dañ koy nar a toppaat dañuy nar a yeewaat dossier boobu noonu comment il va faire pour s'en sortir pour mën a fexe ba bokk ci élection en tout cas waaw nekk candidat ci élection présidentielle bu 2024 bi xëy na d'ici là on en saura davantage mais en tout cas du nar a doon lu yomb je pense que c'est sa première sortie depuis publication résultat élection législative yi donc bi mooy première sortie bi muy def donc c'est dire l'importance déclaration bi mu bëggoon def qui au fond comme je le dis comme je le rappelle surprendrewul kenn autre chose mu di Assemblée nationale nee na dinañ fa def ay propositions de loi une quinzaine ainsi qu'une vingtaine d'enquêtes parlementaires yoo xamante ne moom moo ko dañ ko annoncé on se demande aussi comment lui il va porter ce genre de projet là te nga xamante ne amul moom nominément benn siège au niveau de l'Assemblée nationale bien vrai que parti am ak coalition am ñu ngi fa autre chose mooy bien évidemment les candidatures multiples après Malick Gakou comme ni ko Malick Thiandoum waxee ak Bougane Gueye Dany c'est sûr que ñeneen ñi dinañ bëgg ñoom tamit samp seen dënn pour mën a bokk mais il faut pas oublier qu'il y a l'étape du parrainage aussi qui pourra tout redistribuer avant cela et que balaa loolu xëy na bu ñu naree confectionner les candidats yi nar a bokk bu boobaa les coalitions vont plus se former mais lu jëm ci wàllu Yewwi ak wàllu moom l'intercoalition ce serait vraiment mystérieux que fii ak encore ay weer ñu gis leen ñu nekk ensemble ndaxte ku ci nekk day bëgg tirer la couverture
ouverture de son côté. Très bien ñu wax ci beneen actualité Ibou man foofu laa lay laaj journaux yi génn ci démb Touba ñu gis quand même lu doy waar lu fa am muy soble mi dem ba kilo 2000 3000 du suñuy kàddu ñu fa dëkk ñoo ko xamle et puis démb mu coïncider ak quand même une journée importante ci communauté mouride ndax démb lañ doon màggalu Daaru Xudoos muy màggal buy fàttali ñibbisi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ci dëkkam bu sell ba ginnaaw bi mu làqoo bi mu wàccee liggéey 1927 ci Diourbel donc mu nekkoon démb bëccëg goo xam ne bëccëgu bernde la askan bi xëy gisuñu soble ba noppi itam ñu dem ba kilo 3000 le sac de 25 kilos jusqu'à 50 000 francs nekk situation boo xam ne c'est une situation inédite et on espère quand même que situation bi dina décanter mais c'est dommage et c'est pas normal. waaw te war nañ ci gaaw a jóg. yaa ngi ko doon wax léegi da nga bokk ci ñi nga xamante ne dañoo bëgg tufe waaw dañuy fàttali ne suñu mbokku alpulaar yeeg joolaa yi bokk na ci li leen di gën a yóbbu Touba. tufe yu baax yooyu. donc yaakaar naa kilifa yi dinañ ci jóg ci ñi ma gën a gaawee. soxna Fatou li ñu ci mën a jàpp mooy réewu Sénégal def na ay jéego yoo xamante ne ñu ngi ko doon rafetlu jusque là. parce que boo xoolee li ko jëlee 1er janvier jàpp le 11 août bi passé. donc daanaka lu ëpp ci consommation locale bi fii lañ ko bayee. donc mu doon loo xamante ne acteurs yëpp ñu ngi ko doon rafetlu nga jékki saa lii dugg daanaka liggéey bu mucc ay biñ ci liggéeyoon am na lu ci xajam tuuti ñu yaakaar na rek fii ak ci fan yu néew kilifa yi dinañ nas ay pexe gën a jàppale ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci secteur boobu fii ci réew mi waaye tamit lu aju ci wàllu importation yi gis nañ ne réew yu mel ni Hollande bokkoon ci ñi nga xamante ne bokk na ci soble su bëri yu fa daan bàyyeekoo ñoom jamono ji dañ ci am ay jafe-jafe ci wàllu production loolu tamit dafa impacté tuuti ci prix soble bi parce que boo xoolee dañ ne importateurs yi 14000 lañ doon jaayee sac du coup dafay yokk boo jëlee réew yi dëkk yi xaw a kii tuuti mel ni Touba dafa am taxe yu ñu ci teg moo waral kilo bi yéeg ba 1500 jàpp 2000 ñu ngi xamal ne tey nag am nay matuwaay yu ñu jël ngir fexe ba yóbbu Touba ak yenn gox yi soble ay 6000 sacs mais xam nga loolu doyul yaakaar naa nag jot na aussi ñu xoolaat yeneen pexe ngir li ni mel daal ñu mën di ko moytandiku yenn saa yi jamono ji surtout jamono ji nga xamante ne ñu ngi waajal màggal bi berne yeeg li ni mel yaakaar naa dina ci am solo nga yéen bi si ginnaaw moom ni may lijjantee tufe yi moom noonu lay lijjantee tufe yi te ñun dañoo bëgg soble mais bu yaakaar naa ne tamit Haalpulaar yi lay seetaan te duñ la may dara de waaw ñoom surtout moo waral xam naa ministre bi tey nee na ministre bi xam nga suñu mbokku Joola la déjà moom tamit nee na dina def kem kàttan ngir acteurs yi ñun na si pexe bu ko defee fii ak fan yu néew daal solution bi mën a taxaw ndax da ci am solo daal. tufe mënta ñàkk tufe mënta ñàkk ak mburu mais tamit yenn njëg yi tamit soo ko déggee ak lu produit bi manqué tamit c'est exagéré c'est exagéré parce que fooy dégg ñu naan saako bi à 50 000 ci réew moo xamee ni je pense que suñu correspondant bi nekk Ndar moom mi ngi doon xibaar ne que le kilo se vend à 400 à 600 maximum 600 mais à quelques kilomètres ñu jaay foofu sac bi à 50 000 ça veut dire que tamit am na ay commerçants yoo xamee ni war nañu xam ne que genre spéculation yooyu laxas nañ ci jaan bu baax mais bés bi la xam nga Fatou wax na ko léegi non mais lépp mais Ibou loolu moom mooy suñu jàpp fii Sénégal heure bu amee événement demande bi yokku les commerçants en profitent on est de grands consommateurs d'oignons ak waaw pomme de terre parce que 800 tonnes par jour moom la Sénégalais yi di consommer ci wàllu soble mais quelles que soient les difficultés yu ñu am wax nga ko léegi soble Hollande bi jógee na 8 euros egg ba 13 euros et quelques donc maintenant leneen li ci des aussi moo di am nañu ay difficultés ci wàllu bateau yi parce que ni nga xam ne noonu la fret bi doxee dafa yéex beneen bi ci des mooy liñ leen di fayeeku ci ay taxes bëri na mais quoi qu'il advienne dem ba egg ci 2500 francs le kilo 3000 ba egg 3000 je pense que loolu jéggi na dayo amul dara lu ko mën a expliquer amul dara lu ko mën a justifier même s'il y a pénurie waruñu toog ba ay commerçants véreux il faut les citer
di jël prix bi di ko aj noonu te loolu dafa yàgg ci Sénégal bis bu ñu demee ba ñu xam ne askan bi soxla nañu dara mu commencé manquer de manière unilatérale ñoom ñooy jëlal seen bopp seen dogal yokk prix yi donte amul régularisation des prix mais yokk prix yi à ce niveau là ci diggante jullit ak moroom ma dafa jaaduwul ci dëkk bu sell bu mel ni Touba ak la fay jar ci wàllu soble ak lañ fay utiliser ci màggal bésu démb bi la fa am ci mbooloo nga jël prix bi aj ko nit ñi di toltolaan loolu bokkul ci diine bokkul ci yërmande parce que aussi réew mi mënta metti ba egg fu mu egg commerçant yi ñëw di ci yokkaat métit bu toll nii vraiment il faut que nit ñi delluwaat chaque raison garder et que aussi nos autorités prennent les devants parce que man bi may nekk xale dafa am lu ñu tuddoon contrôle des prix dañu daan ñëw infiltrer commerçant yi bu ñu gisee ni Fatimi mi ngi jaayee lu jaaduwul dañuy arrêté njaay bi ñoom jël produit bi jaay ko au prix normal versé ko ki nga xam ne pourtant léeg-léeg ñu def ay descente mais bon après c'est difficile de faire le suivi voilà c'est des prix aussi fréquents parce que ñun dañ ko doon gis fréquemment nga dégg gars yi di daw naan contrôle de prix mi ngi ñëw gars yi di jël seen i balance ak di réajuster seen ay prix donc ce contrôle systématique n'existe plus il y a un laisser-aller total et ça doit cesser dëkk bu mel ni Touba ñu dem bay kilo di jar ay 3500 saagu kilo soble di egg 50 000 c'est exagéré et c'est anormal donte ñi ngi jël ay matuwaay nag pour convoyer fa soble j'espère que les prix vont être stabilisés et que l'État va prendre ses responsabilités par rapport à cette situation. aywa on l'espère 7 heures jot na sax ba